بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ci jinne yi naka la fay demee yàlla subhanahu wa taala moo wax ci alxuraan mbir mu nekk bind naa ci góor ak jigéen ci booloo góor ak jigéen ci la askan yi di gën a bëree ba ilaa yawmi diin ba keroog yàlla dogal àdduna war a jeex mais bu dul loolu rek fii ak egguñ ci àpp boobu yàlla àppal àdduna mbindaafoni yàlla yi góor ak jigéen dañuy jokkoo ci wàllu sëy bu ko defee ay mbindaafoon di judd ci xeet wu nekk ba ci sax les scientifiques dañ naan la sax ba sax yow doomu aadama yi ci sa xel mu gàtt cay mbir ya nga yaakaar ni sax amul jigéen am na góor ak jigéen lu mel ni ki garab yi la fécondation chez les végétations da ngay gis ni garab yi sax dafa am ay góor ak i jigéen ngelaw li di jël lenn lu nga xamante ni ca garab bu góor ba la koy jëlee daal di koy toxal yóbbu ko ci garab bu jigéen bi bu ko defee fécondation daal di am garab ga mën a meññi mën a jur bu fekkee loolu amul du jur wa arsalna riyaaha lawaaqiha loolu sax di miracle scientifique boo xamante ni les vérités scientifiques du Coran waaw benn la ci lu dul jeex ci ay vérités scientifiques yoo xamante ni day firndeel ni alquranul karim waxu yàlla la parce que saa su ne jamono ju nekk avec le temps science di démontrer loo xamante ni vérité la lu palpable luñ mën a laal la alquran waxoon na ko bu yàgg kon bu fekkee laaj bi dafa ñëw jëm ci la reproduction chez les djinns jinne yi nag ci ban anam la ñuy juddoo ci ban anam la ñuy juddoo di bëri saa su ne ñoo gën a bëri doomu aadama yi fuuf lool Ibn Abbas mu ne borom bi subhanahu wa taala dafa bind junni mindaa fon juróom-ñeenti téeméer yëpp nekk ay jinne juróom-ñeenti téeméer yëpp nekk ay jinne kon bu ñëwee ci aaya bi bu ñëwee ci njëkkanteeg waxtu wi pour njëkkanteeg waxtu wi la reproduction chez les djinns dañuy dem ci suuratu al-Hijr verset 27 yàlla subhanahu wa taala mi ngi wax ni et quant aux djinns nous l'avions auparavant créé d'un feu d'une chaleur ardente wal janna xalaqnaahu min qablu min naari samuum yàlla mu ne jinne yi man maa ngi leen bind man yàlla ci safara su tàng jër ju set wecc maanaam xal yu yànj ya nga xamante ni da nga koy xool gis lépp xonk nga xamante ni du am dara lu ñuul leneen beneen couleur bu dul xonk maanaam safara bu set wecc boobu man ci laa bind jinne yi ba loolu moo tax tey muy nit muy jinne les scientifiques dañ découvrir ni li nga xamante ni moom mooy élément chimique yi nga xam ni moo composé safara moo composé suuf les éléments chimiques yi nga xamante ni moo composé suuf traces yi dañ koy gis ci diggante yàpp ak yax ak deretu doomu aadama waaw les scientifiques ci seen xam-xam dañu gis ni élément chimique yi nga xamante ni moom moo composé suuf traces yi dañ koy gis ba léegi ci yaramu doomu aadama ci diggante yàpp ak yax ak deret loolu aussi di junju bind bu njëkk bi nga xamante ni yàlla bind na ko doomu aadama maanaam ki mu njëkk bind mi ngi ko bind ci suuf kon bu ñu demee ba ci ay sëtam ñu gis traces yi suuf ci yaramam xam-xam daal di koy firndeel laboratoire daal di koy leeral éléments ya yépp yi nga xamante ni moom la yàlla defaree suuf moo composé wu ba def suuf ñu gis même éléments yi ci yaramu doomu aadama ci diggante yàpp ak yax ak deret
loolu di junju bindu yàlla bi nga xamante ni bind melul ni mooy bi mu bind doomu aadama di suuf yàlla nga koy wax ci alxuraan ni maa ko bind nous créâmes l'homme d'une argile crissante extraite d'une boue malléable waaw min salsalin min hama'in masnun min salsalin min hama'in masnun waaw xalaqal insaana min salsalin kal faxaar boo demee ci suratu rahman mais boo ñëwee ci surat bi nga xamante ni mooy suratul xijri mu ne min salsalin min hama'in masnun ñu mën ci déggee ni aussi nature jinne safara la kon même élément chimique yi nga xamante ni moo composé wu ba safara mën a judd trace yi boo demee na koy fekk ci mbindaafoon moomu di jinne kon li ma bëgg a tënk rek mooy nit ki njëkk ñi ngi ko bind ci suuf avec l'évolution malgré yàpp ak yax ak deret ci la mujj mais trace yi nga xamante ni moo composé trace chimique yi composé suuf mi ngi ci yaramu doomu aadama ba léegi ñu ngi ko ci gis de même que mi ngi ci jinne ñu gaawal waxtaan yi léegi bu ñu weesoo foofu borom yonent saa sallam moo jàngal ci xadis mu ne al jinnu thalathati anwaa fa thuluthun lahum ajniha yatiruun fi lhawa wa thuluthun xayaat wa kilaab wa thuluthun yaxilluuna wa yazaanuun yonent bi mu ne jinne yi ñetti xeet lañu jinne yi ñetti xeet lañu mu ne xeet bu njëkk bi dañuy naaw ñoom ñi ngi dund ci seen monde en tout cas monde bi ñu féete kaw ñu ngi foofu ci monde bu ñu féete kaw ñu ngi foofu mais aussi yonent saa sallam mu daal di junju xeetu jinne bu nga xamante ni ñu ngi leen tuddee les jinn animaux ay rab lañu yonent mu tudd jaan ak xaj mooy rab yi ñu miin fii nii ñun te xam leen bu ne ci rab yi ñu miin fii ñu xam leen ñun doomu aadama yi bu ni mel am na ci jinne yi les jinn animaux moom rek waxtaan la waaw mu di xeeti jinne yi gën a féroce yi nga xamante ni dañu tëx natiru rabe moo leen jàpp ba daanaka les sorciers ñoom lañ gën di jëfandikoo ci mission yi nga xamante ni laajul arrière attaque rek la laaj lu mel ni ki mission njabar mission dofloo yaa ngi dégg mission yooyu nga xamante ni yu doy waar la en général jinne yooyu pour yow fajkat bi boo dajee ak ñoom sax da ngay am problème ngir seen nature bu tëx boobu nga xamante ni nature rab la ci misaal yonent saa sallam mu daal di wax beneen xeetu jinne boo xamante ni ñoom yàlla da leen bind ñu mën a dund ci ñaari monde yëpp gis nga yonent saa sallam ni mu leeralee hadis bi nag bëri nañu koy jàng duñ ko dégg mais képp koo xamante ni yaa ngi évoluer ci monde jinne di nga comprendre fi yonent bi wax que ñetti xeet bi en tant que jinne xeet la bu bëri bu fasanti ko wuute lool comme doomu aadama yi ni ñu wuutee ci ay couleur ak i làkk ak yu ni mel ci jinne yi la ëpp lool sax gën a bëri lool sax mais dañ leen di classé ci ñetti xeet selon milieu yi nga xamante ni fa la ñuy dund am na xeet boo xamante ni mënul dund dudul ci monde jinne yi kese fa la ba mën a nekk foofu rek la mën a nekk ci monde boobu monde la ci suñ biir monde yi waaw nga xamante ni wàccam ci monde bi sax lu ko jafe la waaw bal sax bu fekkee wàcc na fi sax du fi mën a yàgg yaa ngi dégg mais am beneen xeet boo xam ne ay rab lañu ci jinne yi ay rab lañu ci jinne yi mais Musaa sallam aussi mu ne am na beneen xeet boo xamante ni ñoom ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala ca bind ba mu leen bind mën nañu dund ci ñaari monde yëpp mën nañ nekk ci biir nit ñi di dund yaa ngi dégg mais aussi mën nañ dund ci monde jinne yi mu di loo xamante ni lu yéeme la léegi bu ñu ñëwee ci gaawal ba léegi pour répondre question bi la reproduction chez les jinne yi naka la ñuy ci ban anam la ñuy bëriwante mindaafoon yàlla ñi ngi bëriwante ci anamuk jurante maanaam bu góor baag bu jigéen bi ànd ci wàllu sëy fécondation am ëmb am après imbi am après nampal am après màgg kooku après dafay utaat soxna yàlla subhanahu wa taala
mu di ko xereñ ci anam gi nga xamante ni noonu la defee ba àdduna di continuer rek mindaafoon yi di fi nekk rek wa kulla shay'in xalaqnaa zawjayni waaw waaw borom bi subhanahu wa taala noonu la ko waxee wa kulla shay'in xalaqnaa zawjayni amul lu dul man bind naa ca góor jigéen ak lumu ci xeeti mindaafoon yi nga xam ak xamuloo ko mu di loo xamante ni lu yéemel les jinn seen dund bëri na ci loo xamante ni dafa nuroog ñun doom aadama yi sunu dund dañ jege yow loolu ci yu bëree bëri waaw ñun doomu aadama bi bu fekkee am nañu 15 ans jëm kaw sunu xel dafay nekk ci ut soxna mais bu dee jindee ñoom à l'âge de 175 ans ba 185 ans ba ci sax 250 ans ba 255 ans ci la ñuy doog a am soxna ma ni macha allah doy na waar yàlla mooy yéeme ñun 15 ans 20 ans waaw 30 ans yaa ngi dégg 30 ans sax bu fekkee egg nga fa amoo soxna nit ñi dañ naan waaw moom lu ko tere ut soxna waaw 40 ans moom yaa ngi dégg nit ñi dañuy daal di jaaxle ci yow ci mbir mais ñoom à l'âge de 175 ans mooy âge bi gën a teel ci jinne yi pour ñu war a ut ay soxnay jinne ba 185 ans waaw ba 250 ans waaw boo demee ba 255 ans nag dafay tolloog ci ñun ko am 40 ans te amul jabar noonu lay mel à l'âge de 40 ans amuloo jabar nit ñi ni ñu commencé di teewoo ci say mbir di xool waaw say mbokk commencé jaaxle di seet lu xew yaa ngi dégg ndax da nga cee toll te defoo ko ñoom aussi bu ñu eggee ci âge wu 255 ans wala 250 ans 255 ans moom mooy âgé nañu lool waaw âgé nañu lool ci war mais bu fekkente ni à la 175 ans ba 185 ans ñu ne seen utum soxna jot na waaw seen waajur yi war a ñëw nag pour jéem leen utal soxna macha allah bu fekkente ni ëmb bi am na bu ñu amee soxna ëmb dafay am bu fekkee ëmb am na ci jinne yi dana diire lu toll ci xam nga ñun bu fekkee doomu aadama bi bu ëmbee muy soxna su ëmbee 9 mois wala 7 mois waaw yëpp am na bébé yoo xam ne dañ leen di ëmb 7 mois ëmbi leen ñu mat macha allah kattanu borom bi subhanahu wa taala mais aussi am na ñu nga xamante ni 9 mois la ñu ëmb loolu mooy li gën a siiw mooy li gën a bëri moom mooy ëmb bu normal 9 mois la mais naam 7 mois xale dinañ ci ëmb xale daal di koy imbi waaw nañ ci ëmb xale daal di koy imbi bu fekkente ne jinne la moom 15 mois lay ëmb fukki weer ak juróom lay ëmb waaw 15 mois lay ëmb moom jinne bu jigéen bi war a wasin waaw ñun doomu aadama suñu soxna yi dañuy ëmb benn biir kenn juddu ci di benn bébé wala léeg-léeg ñu ne seex ñaari bébé léeg-léeg nag ci yenn xeet yi ci àdduna am na ëmb boo xamante ni ñeent ba ci sax fii ci Afrique juróom mais raar na lool benn ëmb juróomi doom génn ci wala ñeent raar na lool li gën a bëri daal mooy ñaar xanaa asiatique yi ñoom ñoo faral di ëmb benn biir ay seex yu bëri mais fii li gën a siiw daal ci xeet yu bëri ci àdduna mooy benn la yaay di ëmb imbi ko wala mu ëmb ñaari doom imbi ko mu nekk ñaari seex yu góor wala ñaari seex yu jigéen kanta bu dee les jinn 7 9 ba 12 dinañu ëmb benn ëmb dinañ ci ëmb juróom-ñaari doom juróom-ñeenti doom bu fukki doom ak ñaar léeg-léeg sax da koy ëpp bu ko defee nag mu commencé moom yaay jooju di jinniya bi di jinne bu jigéen bi war a nampal doomam waaw daanaka daal namp bi léeg-léeg sax dina jël dundu nit lëmm par exemple doomu aadama yi danay faral di dund 70 ans waaw 80 ans waaw jëm kaw sa sallam newoon na sama xeet ñu gàtt fan la ñuy doon mu daal di entre 70 ans ñu bëri ci ñoom ci âge boobu la ñuy demee exception dina am ci règle boobu la leen di dem 80 90 jëm kaw ndaam bëreetul nam meloon par rapport ak at yële waaw léegi nag léeg-léeg nampalu yaay jinne ab jinne bu jigéen nampal yi gi muy nampal doomam wala ay doomam dina durer lu ma dund doomu aadama yëpp waaw
waaw comme ça 60 ans mi ngi koy nàmpal ñu imaginer 70 ans kon daal ci tënk ci gaawal lii mooy reproduction chez les djinns jinne yi à l'âge de 175 ans 185 ans 250 ans 255 ans ci la ñuy doog a dem uti soxna ci lañ ciy doog a toll waaw ci lañ ciy doog a toll waaw à l'âge de 175 ans 185 ans mais 255 moom dañ naan maanaam ay seeni mbokk dañuy jug taxaw waaw kii nag moom jot na sëkk na weesu na mooy daal 40 ans ci ñun daal boo ci tollee waaw mais 175 ans 185 ans ñoom ñu toll ci watu ut soxna daal di ut soxna bu ñu utee soxna bu yàlla dogalee ëmb ci seen soxna soosu ëmb bii dafay diire waaw dafay diire 15 mois wuteeg jigéenu nit waaw aussi bu imbee war a imbi juróom-ñaari doom ci benn biir fukk ak ñaar léeg-léeg sax mu ëpp ko mu di loo xamante ni dafay dellu rek ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala ak mindaa fonam mu xerañ maanaam bindam bu xerañ boobu nga xamante ni soo ci nekkee di ci méditer rek wala yàlla defal la ci kasfu ci yenn yi rek di nga xam ni kenn du moom law kaana fihima alihatun illa allah la fasadata masha allah bismillahi rrahmani rrahim wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa rahmatun